mbokk internet yi ñu ngi leen di delluwaat di leen di nuyu yéen ñi seetaan ci suñu plateforme yi seen site officiel senego.com Facebook YouTube Instagram Twitter ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey suñu invité de la rédaction Christian Faustin Sambou ñëw toog ci toogaayu mbootaay bi ñu tuddee mouvement sàmm suñu dëkk bi nekk foofu ci diwaanu Kër Massar mu am lu ko yëkkati am lu leen ñor lool ñoom. Mouvement boobu di mbootaay boo xam dafa dajale ay jeunes yu dëkk ca biir Kër Massar te xam naa Kër Massar moom ndaw ñi bu ñu booloo rek jublu ci benn xeex rek mën nañ ci am ndam alors Faustin ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ci Sénégal. ok merci salaamaaleykum mbokk Sénégal yi fi yeewoo ak yeewoo butim réew maa leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu tam mbokk internet yi di suivre Sénégal. alors Faustin ngeen taxawal benn mouvement mbootaay boo xamante ni. comme ni ngeen ko tuddee mouvement sàmm suñu dëkk boobu noonu mu dajale ay ndaw yi lan moo leen tax a jóg exactement foofu ca Kër Massar bu ñu gisee ni Kër Massar sax yenn saay jafe-jafe yi ñu fay wax bari na trop. waaw merci ñun lu ñu tax a jóg en tant que jeunesse de Kër Massar. mooy xeex ndax suñu gox niroog ak yeneen gox yi. Kër Massar dafa bëri insécurité dafa bëri occupation anarchique te loolu noonu dafa yàq dëkkuwaayu waa Kër Massar yëpp donc lu ñu loolu moo ñu tax a jóg. alors dafa yàq dëkkuwaayu Kër Massar wax nga ko sànq bi ñuy waxtaan yow bi nga fa dëkkee yàgg na depuis 1993 wala 90 1990 nga fa dëkk sa waajur amoon fa kër ak ñeneen ñu fa dëkkoon ñu dem ba mu yàgg comme ni nga ko waxee Kër Massar gën a rëy Kër Massar gën a yaatu. mu am dañuy dem sax ba naan dafa surpeuplé occupation anarchique bi tout ça tey ngeen bëgg a jóg pour xeex lu ni mel loolu naka ngeen ci déggoo ak jeunes yeeg ak quartier yi ak mouvement bi ñaata nit ak ñaata quartier ñoo bokk ci biir mbootaay boobu. waaw Kër Massar 133 quartiers ñoo formé Kër Massar. donc 133 quartiers yooyu yëpp. ñoom la ñu nekk di mobiliser en ce moment. pour ñu jóg taxaw parce que problème ñuy rencontrer ci quartiers yi c'est les mêmes. problème occupation anarchique la. problème insécurité. problème pollution que ça soit la pollution sonore wala pollution environnementale. donc loolu yëpp suñ ko booloo ñun il faut ñu nekk benn. il faut ñu nekk benn. moo tax ñu nekk di mobiliser ñëpp. pour maanaam parler d'une seule voix. ñu mën a obtenir gain de chose maanaam meilleur cadre de vie. meilleur cadre de vie wax nga ko sànq ni mu surpeuplé ak occupation anarchique bi mais population boobu noonu di xeex li nga xam moom mooy occupation anarchique boobule si askan bi la walla si kilifa yi jiite gox bi la parce que foo dem ci quartier yeeg parce que. Kër Massar dafa nekk quartier bu yaatu même ko ñi dañoo yaatu mais dañuy gis ni muy occupation anarchique bi ni muy demee dafa jaaduwul. waaw jaaduwul du dégg du yoon te loolu li ko waral. lenn rek la maanaam autorité municipale yi. ñoom ñoo bàyyi loolu law. ñoom ñoo bàyyi loolu law ñoom ñoo toog seetaan. ba pare mun naa ne sax ñoom ñoo ko coaché. ñoom ñoo ko coaché parce que. ñii di jaay ci mbedd bi ci kaw trottoir bi ñii di lal ci kanam magasin yi ñii di def ay garage dans les coins de rue ñu ci bëri daam lu ñuy fay te loolu noonu su amee ça veut dire que mairie bi daf ko bàyyi daf ko arrangé ñun lu ñu war en tant que ndaw en tant que ñi dëkk foofu mooy interpeller autorités municipales yi pour ñu def li leen war mais malheureusement avec multe interpellation voilà autorités yi réagiruñu wax ngeen ak ñoom daal tontu wuñu leen waaw yónnee nañ leen ay correspondance bind nañ leen ay lettres du benn yoon du ñaari yoon mais musuñu tontu donc bu ñu gisee ne ñii réagiru ñu ne ñun foo ñu formé wu nag organiser wu parce que yàgg nañ toog di seetaan yaakaar nañ ne autorité municipale moom moo naroon bañ li mais ñun en tant que ñi fa dëkk jàpp nañ ne aussi ñun population bi am nañ ci benn part de responsabilité même su nekkee lu ndaw la mais am nañ ci part de responsabilité parce que ñun ñoo seetaan mais tubaab day naan mieux vaut tard que jamais léegi nag taxaw nañ tem en tant que habitant de Kër Massar pour suñu gox ñu soxali ko problème yi fa am yëpp yi nga xam ne du dëgg du yoon
ñu dindi ko. naka ngeen koy régler fii ak autorité municipale bi waxtaanul ak yéen amu leen benn rencontre bind ngeen leen tontu wuñ leen yéen ndaw ñi boo leen jugee lu ñu mel naka ngeen koy régler. waaw nu ñu koy régler c'est en plusieurs étapes. La première des choses c'est la mobilisation et la sensibilisation. Je pense que étape boobu ñu ngi ci bu baax a baax. ñu ngi ci baax a baax parce que ñuy mobiliser tous les 133 quartiers pour ñu organiser wu à la base. Pour ñu sensibiliser et aussi ñu mobiliser la population pour xeex bi ñu dem ci comme il se doit. Beneen affaire yi mooy poser nañu ay actes. Premier acte bu ñu posé on a fait un point de presse le 24 avril benn point de presse suivi d'un sitting presse bi yëpp ñëwoon na. Après bu ñu jógee ci loolu def nañu benn marche le 1er mai. marche boo xam ne macha allah mobilisé na ñit yi ñëw nañu. Ça a été une réussite. léegi dañuy continuer toujours sur cette lancée là parce que instant bi ci dynamique bu ñu nekk ñu ngi waajal acte 3. def nañu acte 1. wax naa ko sànq moo noon sitting bi ak point de presse bi acte 2 bi moo noon marche bi du 1er mai léegi acte 3 nag boobu ñu ngi koy waajal instant bi ci waajal acte 3 lañ nekk ci waajal acte 3 nag dinañu poser ay action yu bëri yu ñuy jëmale ci acte 3 bi incha allah. léegi ci beneen wet gi bu ñu waxee tamit wàllub surpeuplement bi ak li nga xam moom mooy occupation anarchique insécurité mais tamit Kër Massar am na lu muy dund muy wàllub mbënd ndox mi. at bi passé moom yéen a nekkoon coow li yéen a nekkoon à la une ci presse bi yépp muy ndox mi nga xamante ni nangu woon na yenn gox yi foofu tamit fan ngeen ci toll ci xeex bi mouvement boobu xam naa kañ boobu moom mooy war a njëkk a nekk xeex sax. waaw boobu moom dam ci sawar a wax parce que man mi di wax ak yéen ñun suñu kër. voilà ndox mi dëkk jël mu ngi ci mbënn mi. parce que ndox mi day ball ci suuf. donc loolu ñu ngi koy dund depuis 2005 2007. inondation bi mu commencé. ñu ngi koy dund. et autorités yi nag bon ñu ngi def. yenn ñu ngi poser yenn actes yi mais dafa ndaw parce que chaque année le problème revient. Donc c'est pas des solutions pérennes. Bon je sais que président bu mu fa ñëwee daaw joxe na ay instructions déjà au niveau de la cité Mame Dior am na ay travaux yu fa démarrer avec Enan Chine. Bon ñun ñu ngi seetaan on espère que d'ici mbënn bi. D'ici hivernage bi di ñëw. Que problème yooyu dinañu trouver solution yi nga xam ne duñu inondation yi. duñu sonal travaux yi mi ngi avancé. waaw travaux yi commencé na mais voilà. On espère que d'ici d'ici nawet bi que dina jeex. ñu ngi toog di seetaan. Mais depuis 2005 en tout cas population Kër Massar. gox bu nekk gars yi ñu ngi doon mobiliser wu dans les quartiers pour essayer de trouver des solutions. D'ailleurs am na benn année boo xam ne ñun suñu koñ am na suñu benn xarit. muy Dédé. ci ndox mi la dee. parce que ndox mi dafa yéeg ba kii laal courant bi après mu dugg foofu affaire yi mas ko mu daal di dee. donc loolu yëpp c'est des choses yi nga xam ne mën nañ ko éviter. ngeen dund lu garaaw ci daaw ngeen dund lu garaaw sax ci wàllu mbënn bi. baam ñu ci ñàkk seen bakkan quoi. loolu tamit xëy na xeex boobu noonu war ngeen def seen kéem kàttan ndax nawet bi xaarul kenn léegi mu jege si. waaw boobu bokk dina parce que wax cadre de vie rek. cadre de vie. je pense que boole nga ci problème inondation. donc ñun suñu mouvement Sam Suñu Dëkk. day xeex. lépp li nga xam ne jàpp nañ ne ñëpp ñi dëkk Kër Massar ak ñëpp ñu dëkk gox bu munti doon. dañ ko nar a am. comme cadre de vie. comme sécurité voilà dund mu sell quoi. donc mbënn bi tam ci la bokk. te dinañ ko vraiment boole. ak ci suñu plateforme de revendication. pour am ci ay solutions incha allah. bu dul maire bi est-ce que am na ay politiciens yu taxaw di leen jàppale comme politiciens yi ñoom bi mbënn bi amee ñoom ñëpp ku ci nekk ne salaamaaleykum Kër Massar ku ne di diggee ku ne di massaw ku ne naan day maye. est-ce que mbootaay bi nii am na ay politiciens yoo xam ni taalal ngeen leen loxo pour ñu ñëw jàppale leen comme dañ leen bëgg a jàppale kañ xanaa. waaw heureusement question soo ko posé. ñun suñu mouvement. dañu jàpp ne mouvement apolitique la. parce que dañu gis biir Sénégal. politique des fois su dugalee loxoom ci yenn affaires yi rek. day yàqu donc pour éviter tout ça
ak pour mettre à l'aise tout le monde mu bañ a am ay rivalité politique et tout ça dañ jàpp ne mouvement bi c'est vraiment apolitique. mais mën ngeen ubbeeku parce que bu fekkee wàllu mbënd bi am na ay politiciens yu ci mën a ñëw dugal seen loxo comme ñoom dañu ñëwoon Kër Massar bëgg a dimbali askan bi nga xam ne dañu lore ci mbënd bi yéen ñii di mbootaay nag xam naa mën ngeen am benn xeex boo xam mën ngeen ko xeex ngir képp koo xam ne war nga mën a taxaw pour dimbali ñi nga xam ñooy loru ci mbënd bi ñu jaar ci mbootaay bi pas ngeen politique. waaw bien sûr mouvement bi tëjuwul. waaw tëjuwul maanaam képp ku jàpp ne ñun lu ñuy xeex. mun nga ci dugal sa loxo mun nga ci jàpp. ñun moom on t'ouvre les mains. mun nga ñëw mais lu ñuy bañ kañ mooy nga jël mouvement bi. di ko politiquer wala ñëw ci biir mouvement bi di ko politique. di politique. loolu moom la ñuy bañ mais képp ku jàpp ne problème mu Kër Massar sa problème la te mun nga ci def dara. ñun on t'ouvre les bras. maire bi moom mi ngi ciy jàppam déet ne ngeen boo leen bindee du leen tontu est-ce que amul lu jaar seen diggante ba nga xamante ni mbootaay bu mel nii nekk Kër Massar maire bi war leen recevoir wala war leen a wuyu leen loolu lan moo ko indi lan moo ko sabab. waaw maire bi man dama jàpp ne moom dafa comprendre. parce que moom soo dégloo discours am. da lay ne que ñii ay politiciens la que ay politiciens ñoo la ci ginnaaw que opposition bi la. plus les frustrés de l'APR. ñoom ñoo nekk ci ginnaaw parce que moom la ñu bëgg a faagaagal. mais je dis que comprendre. Mouvement bi lu ñu la mu ñu tax a jóg du personne Moustapha Mbeng mooy maire Kër Massar du municipalité la mu ñu tax a jóg mooy suñuy dëkkuwaay mu niroog Mermoz mu niroog Point E mu niroog Almadies mu niroog Fann Résidence ak ñooñu amuñu problème inondation amuñu problème insécurité cadre de vie baax na ñu loolu nag loolu la ñu tax a jóg donc maire bi du ñun ak moom parce que lu ñuy xeex dépassé na personne maire bi lu ñuy xeex pour askanu Kër Massar yëpp te daanaka askanu Kër Massar bëri na donc ay nit fu ñuy dund moom macha allah dund dafa sacré de telle sorte que loolu moom ku nekk narul jël ne affaire yi problème bi moom la te erreur boobu la maire bi nekk di def ni du ñun ak moom askanu Kër Massar moo ñu tax a jóg te war ngeen mën a liggéey en collaboration. alors léegi nag bu ñu waxee ci wàllu googu fi ñu jeexalee rek mooy war nañu def Kër Massar département bi mbënd bi ñëwee ak li fa xew comme li ma waxoon rek Kër Massar moom moo nekkoon actualité moo nekkoon buzz ba président ne da koy def département alors loolu ci seen gis-gis en tant que mbootaay boobu noonu ban rôle ngeen ci mën a jouer ak i tamit naka ngeen koy gisee est-ce que ne nekk loo xam ne lu bénéfique la pour askanu Kër Massar. waaw loolu bi ko président waxee daaw dañ ko rafetlu parce que yàgg nañ ko jooy yàgg nañ ko xeex d'ailleurs mais amoon nañu formé woon benn mouvement tuddee ko pour la départementalisation de Kër Massar donc xeex boobu xeex bu yàgg la donc président suñ ci fekkee dañ koy saluer cependant lu ñuy bañ mooy ñu jël affaire bi politiquer ko maanaam ñu bañ ci xool intérêt waa Kër Massar mais ñu jël ko pour des raisons politiciennes ñu defee découpage bi de telle manière que dina pénaliser au contraire askanu Kër Massar yenn communes yi yenn quartiers yi loolu nag su nekkee noonu la fay demee ñun moom dinañ ko ñaawlu torop te dinañu organiser wu de la même manière ñuy xeexee pour suñu cadre de vie lépp li nga xam ne dafa ñëw pour faagaagal dëkkinu waa Kër Massar ñun dinañ taxaw te mobiliser la population encore une fois pour ñu xeex ko alors mbootaay boobu noonu yéen a ngi ci liggéey bi Faustin tey bu ma la doon laaj tey ci waxtaan bi lan laa la laajul loo xamante ni loolu amoon importance la ci xeex bi ak biir Kër Massar lan nga may wax waaw li ma ci njëkk wax mooy c'est une fierté pour ñun ñu taxaw fii tey di wax waxu Kër Massar parce que comme ni mu la ko waxee Kër Massar man maa ngi fay dëkk depuis 1990 le 3 janvier 1990 donc loolu yàgg na ça fait plus de 30 ans donc ñun suñu papa yi ak suñu yaay yi dañu xar seen tànk tubéy jënd ay terrain tabax seen kër ñu teg ñu foofu ñun dañu doon yeewu ay 5 heures du matin 4 heures 30 du matin di dem di jànge ñii di dem di liggéeyi donc ñun Kër Massar loolu la ñu xam Kër Massar dafa niroo woon benn dortoir sax si ñun loolu bokk na ci li tax sax ñu yegg si fii parce que da ngay jóg mu lëndëm nga ñib si mu lëndëm donc jot
doo ko am sax donc ñu bàyyi noonu ba Kër Massar mel nii moo tax tey ñu ngi woo waa Kër Massar yëpp bàyyi ñu kenn xooluñu kii parti politique bi la far xooluñu kii opposant la xooluñu kii ñun loolu taxuñoo jóg lu ñu tax a jóg mooy askanu Kër Massar te ñu ngi ciy woo mag ñu ngi ciy woo ndaw ñu ngi ciy woo xale ñu ngi ciy woo jigéen ñu ngi ciy woo képp ku nga xam ne yow jàpp nga ne Kër Massar dafa nar a mel ni Point E dafa nar a mel ni Almadies dafa nar a mel ni Mermoz nga ñëw ñu booloo ñun ñëpp ñu ànd lijjanti problème mu Kër Massar. D'accord alors kon moom la ñu dalaloon Christian Faustin Sambou bokk ci mbootaay bi ñu tuddee mouvement sàmm suñu dëkk foofu ca Kër Massar waxtaan bi am na solo Faustin alors kontaan nañu ci visite bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw merci beaucoup waa Sénégal ci dalal bi ngeen ma dalal. ma ñëw tey di wax au nom de mouvement sàmm suñu dëkk. donc maa ngi nuyu internet yëpp di leen remercier ci attention bu ñu prêter. te di leen naan képp ku dëkk Sénégal da nga nar a jàpp ne. doomu réew mooy tabax réew maanaam ku nekk foo dëkk daal. da nga nar a taxaw tem ci yar ak teggin dans le respect des lois et des règlements. nga xeex pour sa yelleef nga xeex pour sa gox. jëm kanam. maa leen di remercier bu baax. jaajëf Faustin jaajëf Ablaye bi nekkoon ci technique bi mbokk yi jaa ngeen jëf ci teelu ba beneen yoon ak beneen invité de la rédaction.